observateur xëy jëf ju ñaaw ju nu def kuñ daa woowee Ndongo Gueye nekkoon bijoutier doon dund gu tey ak njaboot benn doom naka noonu it soxna su wann lor doon it daan dooleem di dundee waaye ju bon dal di ko rey def ko ci saaku ci wotam dawal gaare ci VDN bi observateur ne ci dafa waroon dem Dubaï jëndi wurus dimanche mu tàggu mag ja ngir dem ca kuñ naan Bas Thiam ca Pikine ngir jëli juróom-benn million yu mu ko ameeloon boobaak léegi nag ñibbisiwul ca comme du jikko ci moom njaboot gi jaaxle yëgal ko waa section recherche gendarmerie Colobane mag ja di docteur Gueye tàmbalit wër ga ba ni nu fekkeem néewam ak botaam ci VDN bi booy tolloo Cambérène jamono yi nag ku ñu njortal boomi gu njëkk gi mooy Bas Thiam enquête bi yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne mu ngi ci loxo yi commissaire Bara Sankaré bu sûreté urbaine libération ñëwaat ci anam yu ñaaw yu nu fekkee ndem si yàlla Ndongo Gueye ba ci gaañu yu bari ci yaram wa ca moo ne ñu ne bana jabar ginnaaw soxna su wann lor ak benn taaw bu ndaw wàllu politique laaj bi waa Grand Place xëy def tey mooy mbaadu Macky daa bëgg na sa xel liquidé Bougane li ko waral boobee laaj di ginnaaw départu Bamba Fall maire ba woon bu Pikine Daour Niang Ndiaye fekk na benn bokk yaakaar ak fukki conseiller mairie Rufisque Ouest Alioune Mar am ñu njort ak demam ginnaaw waxtaan diggam ak Ismaïla Madior Fall waaye moom Alioune Mar xamle na ne du woon waxtaani dem waaye waxtaan ngir dëkk ba ñu bokk di Tëngéej le mandat moom gis ne Bamba Fall ak na mu doxalee dafa jàmpaaka ginnaaw Bougane opposition bi bërëngu ne ci jafe-jafe nag le mandat gis ca loxob Macky Sall bi mu jàppee génie kàngam ci wàllu politique Bamba Fall moom di tontu ci observateur ñi koy sikk jamono yi faalewu leen mu ne Médina Côte dong moo ko ñor ci source a moom Bamba Fall di ci leeral nag ne ba du ko yëgalee audience bi ca palais ba woon na téléphone Khalifa Ababacar Sall Bougane Gueye Dany ñoom it ngir yëgal leen audience bi la tribune ne Macky Sall daal jàngewul dara ci wàllu transhumance ndax ñu ne ka Idrissa Seck ngi fekk ñu mu ko indil Moussa Sy Banda Diop ku mel ni Haymou Daaf ak ñeneen waaye amu ca lu nu ko yokkal ci balance bi moom président Macky Sall nag nataalam ci xët bu njëkk bu Le Quotidien lu jëm ci libéré gi nu libéré soldat si newoon ci loxoy MFDC moom président ne àll bi moom dinañ ko sàmm ak lum ñu mën a jural wàllu njàng jëwriñ ji nu ko dénk Mamadou Talla di ganuk source a ci waxtaan wu yaatu ne na syndicat yi def nañu ñoom it seeni proposition samedi ji nag mu yaakaar ne mooy doon ndaje mu mujj bi ne xanaa dinañ juboo ci dara ca nag mu ne bu nu ci jógee ci grève yi état bi ak syndicat jàngalekat yi war nañu si ñëpp këyit buy may dal ci l'école bi état bi nag Mamadou Talla de def na lu bari yokkuk ndàmpaay jàngalekat yi ci misaal prime jàngale mit ba 100% naka noonu contrôle ak encadrement 100% di lu mësul am mu ne société civile bi ba tey lu jëm ci tolluwaay njàng mi di yëglu ci Sud Quotidien xamal nañu jàngalekat yi état bi yëpp ku ci ne sa wareef Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSYDEP ne moom li jàmp jamono yi mooy ñu sawee njàng mi si lay Gorbal Sy président coalition école pour tous di fàttali ne moo ne sàkk woon na ci syndicat yi ñu aj grève bi ca wéyal waxtaan yi moo ne atum njàng mi nag deewagul caaf xamagul di ay kàddu yu inspecteur d'académie Guédiawaye Pikine Gana Sène ci Vox Populi nañ fexe rek mu ne fan yi génn ci crise bi ndax mu ne ñoom techniciens yu ñu doon am nañu xereñu taxawal ay matuwaay yuy maye ak dabu di rattrapage football beeg réunion bu comité exécutif fédération bi doon amal naam waxante nañ dëgg seen biir waaye observateur nee na delloo nañ njukkal bu baax nag Diagne Ndiaye moom Diagne Ndiaye rek ko wax ne coupe bi demoon na seeti ko fédération bi yóbbul nañ ko coupe d'Afrique bi muy coupe bu mu jàppee moom kilifa gi daam qui a de la valeur Diagne Ndiaye ne rigueur nag bokk na ci li ko fi indi ci sport ci boppam day boole ñëpp facteur de cohésion la dañuy des ak sport boobee ak lamb ji sunu lamb xëyee tey guy gi ginnaaw ba mu xëyee démb rëg-rëg bi mu war a dajeel yéene kaay bi ne guy gi la muy wër jamono yi nepp jàlloore mooy mu doon mbër mi njëkk a daan rëg-rëg Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yi jërë ngeen jëfit ci ànd beeg rajo Futurs Médias xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës événement yu tiis yi fi amoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ci atum 1994 ñaar fukki at ak juróom-ñett ci tey ñu koy fàttaliku juróom-benn alkaati ak benn civil ñoo ci ñàkkoon seen bakkan loolu gannaaw ab meeting boo xamante ni waa ku jëkki ñoom ñoo ko woote woon ci njiital maître Abdoulaye Wade policiers yu à la traité yi nag di fàttaliku bés bu tiis boobule wala Moussa Daffé nekkoon fi ministre yëkkati kàddu jëmee ci Salif Sadio nee na ko bu mu waxati ci turi Casamance ñaawlu na it dagg gi ñuy dagg garab yi ci àllu Casamance bi te jaarul yoon manifestation ASP yi démb te ñu jóor leen ay lacrymogène am sax ñu ci amee ay gaañu-gaañu ndax ñu amuñ ca woon autorisation tey am na ñenn ci ñoom ñu convoqué direction générale ASP yi génne bataaxal di ñaawlu manifestation yi woon ni ki démb ndax ne ASP yi dañoo jalgati yoon waa direction ba nag di sàkku ci ñëpp ñu ànd ak dal ndax ne léegi ñu am statut bu bees ni ko Macky Sall njiitu réew mi bëggee transhumance politique maanaam jóge fii dem fa ca des toxu feneen gannaaw Bamba Fall mi fekki Macky Sall ca Pikine it am na ay conseillers municipaux yu ñëw ngir dooleel waa fàttaliku juróom benn policier ak benn civil ñoo ca ñàkkoon seen bakkan loolu gannaaw ab meeting
bu kujje gi woote woon ci njiital Abdoulaye Wade policier yu à la traité yi nag di fàttaliku bés bu tiis boobule. Bala Moussa Daffé nekkoon fi ministre yëkkati kàddu jëmee ci Salif Sadio nee na ko bu mu waxati mukk ci turu Casamance ñaawlu na it dagg gi ñuy dagg garab yi ci àllu Casamance te jaarul ci yoon. manifestation ASP yi démb te ñu joor leen ay lacrymogène am sax ñu ci jëlee ay gaañu ndax ne amuñu ca woon autorisation tey am na sax ñenn ci ñoom ñoo xamante ni dañu leen a convoqué direction générale ASP yi génne bataaxal di ñaawlu manifesté yi dañoo jalgati yoon mu ngi sàkku ci ñëpp ñu ànd ak dal ndaxte ne ñu daal léegi ñu am statut bu bees ni ko Macky Sall waxee transhumance politique maanaam jóge fii dem feneen gannaaw Bamba Fall mi fekki Macky Sall ca Pikine am na it ay conseillers municipaux yu ñëw ngir dooleel coalition bi di Benno Bokk Yaakaar tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne li ci yéen kay la ñuy jeexale daañu ci ànd ak Aïcha Assane Gueye. Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen ak rajo Futur Média def na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ci tey ñuy fàttaliku événement yu tiis yi fi amoon ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ci atum 1994 juróom-benn alkaati policier lañ ca faatoon ak it benn civil loolee nag gannaaw ak meeting boo nga xamante ni kujje politique bi moom moo ko woote woon ci njiital Abdoulaye Wade ànd ci ak mouvement bi di Moustarchidine wala Moustarchidaati ay policiers yu à la traité ne nag di fàttaliku bés bu tiis boobu lay lancé na ko lii. fukki fan ak juróom benn ci weeru février ci atum 1994 fukki fan ak juróom benn ci weeru février ci atum 2022 ñaar fukki at ak juróom benn ginnaaw ba xew-xew bi des ci xelum police nationale ñenn ci ñoom ñaan ba ñu dundaat li ni mel mu doon commissaire à la traite Bassamba Camara di ñu fàttali ni mbir bi demee woon. mul woon sax xeexoo ndax diggante policier ak élément parce que policier yi dañu woon foofu rek ci boulevard Général de Gaulle war a def circulation et puis vraiment assurer daal sécurité bi foofu daal donc amul woon xeexoo meeting bi dafa pare rek gars yi song leen fekk ñu nekkoon ci weeru koor ñenn ñi policiers yi sax ndeysaan ñi dañ leen ren ji ñi dañ leen lakk et cetera bon ñii ñu ngi yoroon ay kaamil ñu di jàng ay xasida ñu yoroon seeni kurus ak yu demee noonu. lu jëm ci ndàmpaay njaboot yi ci loru commissaire à la traite bi ne moom yëgul benn yoon jéego bu ñu teg ci mbir moomee. déggatuma ci dara xam naa ne daal am na moment yoo xam ne daal ci école de police ba am na benn monument daal bu gars yi def boobu def ci les martyrs de la police ak yu demee noonu bon seen tour doo tour ñooñu ma la lim ñu ngi ci bindu waaye nag seen njaboot yeeg yu demee noonu vraiment amatuma ci benn suivi daal xamatuma daal lu ci xew. mu ngi woo nguur gi ñu sàkk pexe ci mbir moomee. tey na mbir mu mel noonu bu amee yaakaar naa ne état c'est une continuité war nañu nag nemmeeku famille ñooñu parce que ñooñu ils étaient en service commandé doon ci seen liggéey lañ def ñu song leen rey leen. ngir li ni mel bañ a amati ci réew mi commissaire à la traite Bassamba Camara di woo askan bi ñuy wax waaye jëfee jàmm. te moytu ay événement yu tiis yooyu amoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ci atum 1994 def na ñaar fukki at ak juróom-ñett ci tey ji ñu koy fàttaliku gannaaw accrochage yi doxoon diggante armée bi ak ay fipp yu Casamance tax sax ñu otee woon juróom-ñaari militaires yu Sénégal te ci mujjantal gi ñu bàyyi leen loolee nag tax na ba ki nga xamante ni moo di Bala Moussa Daffé nekkoon fi ministre yëkkati kàddu jëmee ci Salif Sadio nee na ko bu mu waxati mukk ci turi Casamance bu ko bëggoon dafa waroon doon candidat ci élection gox-goxaat yi ñu génn moom mi bokk ci groupe de réflexion pour la Casamance daal dina it ñaawlu dagg gi ñuy dagg garab yi ci àllu Casamance te teguñu ko ci yoon ñaawlu na it yenn doxalin yi nga xamante ni daal ñu ngi koy nemmeeku ci fippu Casamance yi Bakary Konte. MFDC am ñu benn droit di wax ci turu Casamance loolu nag professeur Bala Moussa Daffé moo ko xamle mu bëgg nag Salif Sadio mu daal di présenté wu d'abord ci élection locale yi ndax population dinañ ko fal wala déet. le MFDC dañuy réclamer wu di wax ci turu Casamance alors que am ñu mandat population Casamance ñoom nag pour ñu mën a am mandat boobule dañu war a présenté wu ci élection locale yi bu fekkee nag bëgg nañu nekk ay leader ci Casamance bu ñu gagné gox yi yëpp nekk fii ci douane bi ou bien ñoom ñi am majorité ci jox nañ leen mandat nag ñu soog a wax ci turu Casamance. de parler au nom de la Casamance. ancien ministre ancien député maire bokk ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance professeur Bala Moussa Daffé di ñaawlu daggum garab bi fii ci Casamance mi ñaan Salif Sadio mu dellu ci suuf ndax jàmm mun a dellu ci fii ci Casamance.
pour pouvoir survivre ils ont besoin. pour nag ñoom ñu mën a dund ci àll bi dañuy créer seen économie de guerre lu mel ni di béy yamba di ko jaay ndaxte fu mu nekk nii Guinée-Bissau ak Gambie kenn protégé wu leen ñoom nag ñoom ñooy autorisé tam daggum garab bi ñu ngi protégé sax ay nit yoo xamante ne ñu ngi yàq suñu àll di jël suñu bant du ko yóbbu feneen moo tax Salif il faut mu dellu ci xelam ndaxte mënoo ñëw nga ne da ngay combattre Casamance nga ne pour da ngay xeex tam pour Casamance fekk ne amoo consentement population Casamance. En tout cas vraiment je suis désolé et il faut pas qu'ils protègent ces gens qui sont en train de piller nos forêts. Bala Moussa dafay di ne dafa bëgg ñi amal ay assises MFDC fii ci douane Sédhiou ndaxte mouvement bi fii la juddoo. Et qu'on se retrouve à Sédhiou. lu ma bëgg nag ñun ñëpp ñu retrouver wu fii ci Sédhiou ñi daal di waxtaan birum Casamance ndax Casamance ci Sédhiou la juddoo MFDC ñu ngi koy créé Sédhiou wante dem na ba ëpp ñu loxo mu nekk monstre boo xamante ne mënatuñu ko maîtriser. Monstre qu'on n'arrive plus à maîtriser. Professeur Bala Moussa dafay di ñaax population yëpp nekk fii ci diwaanu Casamance ñi daal di impliqué wu bu baax ci utum jàmm ndax jàmm mën a dellu ci fii ci diwaanu Casamance Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. Bakary Konté jërëjëf. Dakar Kaolack Ziguinchor ak Kolda fu ca nekk ASP manifesté nañu fa ni ki démb waaye seddul woon ci ñoom ndaxte dañu leen di jóor ay grenade lacrymogène am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni sax dañ ci jëlee ay gaañu ñeneen ñi ñu ci bëri ci ñoom dañ leen convoqué ni ki tey jii loola tax nag direction bi leen jaboote di direction générale agence d'assistance à la sécurité de proximité daal di génne ab bataaxal ñaawlu manifestation yooyu ni ki démb ndax ne ASP yi dañoo jalgati yoon ne ñu nag ñu ànd ak dal ndaxte ñu ngi ci liggéey bi ni ko Macky Sall bëggee woon te xamal ko waa conseil des ministres fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2022 statut bu bees bi nga xamante ni moo ñeel ASP yi ñu ngi nekk ci liggéey dootul yàgg fi leeg njeexitalu weeru juin ci atum 2022 ministre de l'intérieur dana clôturer liggéey boobule ba tax na ñuy sàkku ci ASP yi ñu ànd ak dal dem ca Thiès ñi nga xamante ni ay comptable lañu nekk ca hôpitaux ya daanaka jafe-jafe yu jéggi dayoo la ñuy dund ñu ca ëpp ci ñoom ay contractuel lañu mënuñu dugg ci fonction publique ñoom nag ci région yi yëpp daanaka la ñu bàyyeekoo ña nga Thiès dajaloo ngir yeggee autorités yi seen i jafe-jafe Cheikh Anta Diop. ñii di ay liggéeykat yu nekk ci l'hôpital yi nekk ci réew mi di ay comptable matière ñu ngi fii ci diwaanu Thiès di waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni am nañu ko ci seen biir liggéey Oumar Ly nekk comptable matière ci hôpital Ourossogui yor seen kàddu. ci hôpital yi la ñu nekk ñun ñooy toppatoo. Diagne Cheikh nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom daal di ko door rek wàllu football bu ñu jagleel jigéen ñi ak dernier tour éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ci wàllu senior yi Sénégal nag ni ki tey jii dina daal di dalal naataangoom bu Mali ci bu 16h30 jotee ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal danañu daal ma amal li nga xam te ne moo di manche retour bi le 22 février ca Bamako ku ci gagné ci ñaari jongante yi nga xam te moo ne suñu kanam di nga daal di qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations mu jagleel équipe nationale senior yu jigéen ñi dañ nar ko amal ci atum 2022 ca Maroc fàttali nag Sénégal qualification bu mujj ci gile Coupe d'Afrique bu ñu jagleel jigéen ñi senior yi ci atum 2012 da woon ca Guinée équatoriale. li jëm ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne Sénégal jël na ko raay gi nag niki démb la ko fédération sénégalaise bu football daal di présenté ñi nga xam ne waa comité national olympique loolu nag ma nga amee woon na ci teewaay soxna Soda Thiam. laata dara di xew président bu CNOS tagg na coupe bi. Je n'ai jamais vu une grande dame avec une escorte, mitraillette au poing, masquée, encadrée par les forces spéciales. C'est que c'est une grande dame qui a de la valeur cette coupe. ca noonee nag la amee coupe bi dañ koo daal di aar président fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor nag moom moo ko daal di indi ña toppoon ci ginnaawam di membre COMEX bu fédération sénégalaise bu football ngir daal di ñëw njukkal si waa CNOS ndax liggéey bu am solo biñ ci def. ñëpp xam nañ ne CNOS moo ëmb fédération Sénégal yëpp man ko wuti ndam li fii la soxee ko fii ci siège u CNOS parce que fii lañ doon defee ndaje yi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu bëggoon nekk candidat fii la ñuy waxee ne dañu bëgg a def benn saay ànd nekk ci même bureau bi même bu ñu koy yaatal bu dem wuti ndam li donc mu jur maanaam kaddu googu nga xam ne ñëpp dañ koy dëgg Sénégal ñëpp gis seen bopp muy man ko wuti ndam li donc loolu bu amee ba yàlla suturaal ñu indi coupe bi baaxoon na fi ñu ko sàncee ba mu nekk ñu delloowaat ko foofu def naa delloo leen njukkal la wala delloo leen li ñu moom la bu ñu ko deful rek
ak CONOS defe naa dina am luy mëtadi. loolee nag di lu neex président Diania Ndiaye mi nga xamante ni tertu na trophée bi tatagal ko. Je voudrais vraiment m'incliner en la remerciant d'avoir accepté d'être sénégalaise. Cette grande dame qui a jeté son dévolu sur ce monsieur. Cette réunion, le président Thomas Bach est au courant que vous êtes venu nous visiter. Il est à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver et il ne pourrait pas être là. Et au mois de mars, nous sommes en train de voir comment faire pour que toute la grande famille du sport puisse être là pour admirer le joyau qui va être une belle vitrine pour le sport au Sénégal. Comme nag tour wi ñu joxe woon laataa ñu doon dem ca CAN ba di manko wuti ndam li manko googee nañu gis ci xew-xew googee nga xamante ni ma nga doom amee ci li ñu mën a duppee gouvernement sportif sénégalais bi maanaam ca makkaanu CONOS. fédération sénégalaise bu football laata ñuy dem foofu la ci CONOS ngir daal di présenter lii di Coupe d'Afrique des Nations bi daal nañu amal li nga xamante ne daal moo di comité exécutif maanaam lël la woon ngir fas yéene waxtaane Coupe d'Afrique bi ak yenn ci ay mbir yi nga xamante ne boobu ak léegi ñu koy waxtaane rawatina ci lu jëm ci wàllum prime yi loolu yëpp daal nañ ko waxtaane ci réunion goog nga xam ne ñu ko doon amal ni ki démb ñu ànd sekk Serigne Saliou Seck. mu nekk réunion comité exécutif boo xam si ñu bëri njortoon na ni dafay tàng waaye ca mujjantal ga ci ak dal la amee bu ñu sukkandikoo ci maître Augustin Senghor mi nekk njiitul fédération sénégalaise de football. Il s'est rien passé, on s'est dit les lépp am na ci jàmm dañoo waxante rek dëgg amoon na werante nag waaye loolu mënul ñàkk waaye li ci am solo te ñun ñëpp wax ko moo di équipe bi di am ndam. ensemble encore par rapport à l'adversaire. ñaari jongante barrage yi nar a dox ci diggante Sénégal ak Égypte jëm ci coupe du monde Qatar 2022 moo nekkoon li ñu gën a waxtaane ci bile réunion. ci mois de mars bii ñëw ñuy jouer ak même adversaire bi muy Égypte def suñu kantalaay kattan pour gagner Égypte bu ñu ko mënee def gagner ko Caire gagner ko Dakar sax pour qualifier nañ ko def parce que am nañu tam ay yéene pour coupe d'Afrique bi bu nekk première équipe africaine maanaam équipe africaine bu jiitu bu fay def jaloore boo xam ne kenn mësu ko def donc xaw ma nag demi-finale la xaw ma nag finale la xaw ma nag coupe la mais daal ñam nañ ko def jaloore dinañ ko continuer te loolu nañ ci liggéey et donc loolu daal bokk na ci nga xam ne tey waxtaan nañ ko. fédération bi daal di porox ndollu ci bile jotaay ngir waxtaane waajaluk inauguration stade du Sénégal bi nu jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février. inauguration stade bu bees bi nga xam ne président Macky Sall jagleel na ko sportif yi mu nekk loo xam ne lu am solo la donc ñu ngi koy rafet lu di sant président Macky Sall. lu aju ci ñaari jongante yi nar a dox ci diggante Sénégal ak Égypte président fédération sénégalaise de football di Augustin Senghor di leeral ne ba fii amagul benn date officielle boo xam si jàpp nan ko. Serigne Saliou Seck ñu daal di waxtaanee wàllu huitième de finale aller bu Ligue des champions foofu la ci Europe niki tey jii ci ngoon lañu ko fas yéene yeggali jongante yi Liverpool bu Sadio Mané dana taseek ñii di waa Inter de Milan benn match bi diggante Salzbourg day daal doon ak ñii di waa Bayern de Munich match yooyu danañ ko daal di amal ci bu 20h jotee tey jii ci ngoon niki démb nag ca ba ñu koy daal di door lii di huitième de finale aller yi Paris Saint-Germain moom dafa daal di daan ñii di waa Real Madrid 1-0 ci njeexital jongante gi le Kylian Mbappé daal di kon bokk lijjanti googule match laata loolu sax moom Kylian Mbappé amoon na ab penalty bi nga xam ne provoqué woon na ko waaye ki nga xam te ni moo di Lionel Messi moom moo ko daal di raté fàttali tamit ci gile jongante kii di Idrissa Gana Gueye jot naa dugg ci njeexital jongante gi 87e minute de jeu Abdou Lahad Diallo moom nag mu ngi woon ci banc remplaçant yi ni ki démb itam Manchester City moom boo xel jàpp ne moom qualifié na ci wàllu quart de finale ndax moom démb dafa fekk Sporting Portugal ci dëkkam daal di ko daan juróomi bal ci dara Riyad Mahrez jot naa dugal David Silva di doomu Portugal jot naa dugal ñaari bit Phil Foden dugal ba ca des ki nga xam te ne moo di Sterling moom moo ko daal di dugal kon bokk loolu di firnde li daal équipe bi nga xam te ne moo di Manchester City jamono gi koy boo naka moytu. en tout cas City taxaw na fi mu ne nii de. waaw noonu daal ku mu jàpp rek day làpp yi métti. waaw moom kay ay score rek mu ngi mel ni Bayern ni rek. waaw mi ngi noonu. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm ñaar fukki simili ak ñaar moo bootu ci juróom-ñetti waxtu xuus ci xibaar yi dalal Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. waaw kooku sama yaay la baatal ko mbokk la lay tëjee yow su la amul woon ma ñaaw. sama single di film télé-réalité bi nga xam ni waa Prince Art def nañ ko ci seen artiste bi ñu duppee Moustapha Nayel maison de production bi di gunge ndawal artiste bi nga xam ni nekk na ci jamono ji ku fës lool ci scène musicale bu Sénégal Ngoné Ndour. depuis bi ñu lancé projet wu sortie wu single wu All Star yi dañ ko accompagner ak benn projet bu tudd sama single projet de film documentaire qui tourne autour de xale bi mu ñëwee seen Petit Gallé intégré ko naka la defee parcours am ba fi mu egg si tey li ci ëpp solo mooy que ne dañuy wane ci biir film documentaire bi naka la ñuy defaree benn way processus bi naka la ñu koy monter ba way bi pare ba ñu mën ko tourner vidéo maintenant ci biir film bi dina wane famille am dina wane ni mu ko génnee ci seen Petit Gallé dugal ko
dans une nouvelle vie d'artiste professionnel mi ngi génn nag ci mercredi bi 16 février 19h ci chaîne YouTube bu Prince Art. feem wu yees woowu ñu taxawal nekkul boo xam ne nii dañ ko yamale rek ci artistes yi bokk ci maison de production bi. effectivement feem bu yees la parce que aussi boo nekkee ci production il faut que ngay xaw a di ubbeeku tuuti di xool yeneen aspect parce que aujourd'hui musique rek dayul boo xoolee faut que nga koy rattaché avec beaucoup de choses yoo xam ne ni que ni dina mën a aussi gën a mën a fësal artiste bi donc bu genre projet yu mel ni dafa nekk ay projet yu nga xam ne ni que ni intéressant na pour public bi xam parce que public bi dafay am toujours am envie xam artiste bi lan lay dundee lan lay nekk ak famille am nan la def ba way bi egsi fii ak loolu donc nag ñun li ñuy def ni yemalewuñ ko rek ci xale yi All Star yi ñuy def dañ ko dem ba nga xam ne ni que ni mën na law ba dem ci artistes yi